RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewoo Sénégal. 7h40 ñu nuyu sunu gan Seydou Gueye ñu ngi lay nuyu kon salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah Alaaji Babacar ñu ngi leen di fay. di la gërëm ci teewaay bi yaay porte-parole gouvernement bi porte-parole itam APR laata ñuy xuus ci waxtaan bi justement ñaari booleem porte-parole yooyu du indi jeexi jaaxaam ci liggéeyu gouvernement ak liggéeyu parti. mais jàppuma ni indi na jiixi jaaxa ndaxte bu fekkente ni am nga seetlu ñetti at a ngi nii ma boole leen foog naa ni ci ñetti at yi barewul luñ ci am ay jiixi jaaxa barewul luñ ci am ay réero ci wàllu kaddu gi jottali li nga xam ni moom la gouvernement bi maanaam booy wax duñu xam kuy wax. si dinañu xam kuy wax ndaxte dañuy bàyyi xel bu ñuy yëkkati kaddu boo amee seetlu ab tuut di nga gis ni li ci ëpp ci wàllu parti bi dafa am koo xam ne dañ ma ko toftal muy Abdou Mbow dañ koy bàyyi muy faral di gën a wax ci wàllu parti bi te li ñuy wax ci wàllu parti nag bokkul ak wàllu gouvernement parce que gouvernement li ñu ciy wax mooy li ñuy doxal ci politique publique yi maanaam li nga xam ni mooy li ñu nas jagleel ko askan wi naka lañ koy faram-fàccee naka lañ koy leeralee bokkul nag ak li nga xam ni mooy itteewu parti politique parce que yëy yàb bi la. mais parfois problème politique am nga àddu comme ni Babacar waxee du ñu xam ndax porte-parole gouvernement bi la wala porte-parole APR la jaxasoo dëgg day am. des na ci yow mi may laaj xam nga yow daje nañu yoon yu bare nga may laaj yow yaay tànn bi la neex rek soo ma ooyee ci parti politique ma tontu la ci politique donc loolu it doo ma ko sëf des na yow mi ma laaj fan nga toll di ma laaj. xëy na bu ñu ko différencié woon ba mu leer wala keneen nekkoon porte-parole parti bi dina gën a leer bu koy waxee ñu xamante ne du nguur gi parti bi la. yow sa yéene mooy ma bàyyi bi dama lay laaj mu gën a leer bu fekkee ne moom mooy tax mu gën a leer ba jaxasoo ba ñaar yow mi ma daan laaj te di ma laaj xam nga boo ma ñëwee da nga ma naan yow laay laaj yow porte-parole APR wala yow porte-parole gouvernement des na ci li nga soxla rek. ñu ñoo koy leeral. yow yaa koy leeral. yow doo ko leeral sa bopp. man sama taxawaay toujours leer na. lu ci mënti am tey bëgg nañoo wax ci wàllu gouvernement ndax yóbbu ngeen assemblée nationale kayit goo xam ne da ngeen a bëgg dëggal mandargaal li Sénégal signé ak Mauritanie ci wàllu séddoom li ñaari réew yi seq ci géej gi ci wàllu gaz coow toftal ci ne daanaka dañoo nërmeelu ca loola jaay sunu wàll daanaka saraxe ko. Gis nañ député yu ci ràññeeku ci xultu googu est-ce que Seydou Gueye tey mën nga ñu wax accord boobu diggante Sénégal ak Mauritanie ci wàllu exploitation gaz bi dox diggante ñaari réew yi ci géej gi lan moo nekk ci biir déggoo googu ñaari réew yi ñaari présidents yi signé. jërëjëf Alaaji Babacar donc li ma bëggoon mayoo ma sax bi may gisee ma nuyu mbokk yi ñuy déglu. donc nga may ma 2 minutes 2 secondes rek ma nuyu sénégalais yi ñuy déglu ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir àdduna bi ndax yéen fépp ngeen dem nuyu leen balu leen àq bal leen àq ñaanal ñëpp ñu am kooru jàmm te sunu borom nangu sunu koor et ñu teewee ko ay déwén yu bare. donc accord bi ngay wax mu nekk ci diggante Sénégal ak République gu Mauritanie. te aju ci naka la ñuy xoole mbirum gaz bi nga xam ni feeñ na ci frontière bi nekk ci diggante ñaari réew yooyu dafa nekk accord boo xam ni accord convention inter-État la ñu daal di jàpp ni ñaari réew yi yàlla baaxee na leen ñu am lu ñu bokk wàll feyti fii wàll feyti feneen. maanaam sax ñoom gaz bi ku ne da nga am sa wàll. waaye dañoo décider boole ko. pour exploitation bi. damay ñëw rek xam nga comme dafa nekk ci frontière bi munoo ni wàllu kii fii la yem wàllu kële fële la yem. ndax benn gisement la boo xam ne ñun ñaar ñoo ko bokk. ñu daal di waxtaan te du loo xam ne dañuy yeew rek daal ni nii la de dañu am ay waxtaan yu bare yu ñu am dem inspiré wu ci yu bare ma joxe benn tegtal rek ñetti at wala ñaari at ak genn wàll ci ginnaaw. ñetti at sax parce que juillet la woon 2015 man ànd naa fi ak ministre bi nga xam ni moo yoroon énergie muy sunu xarit Thierno Alassane Sall ñu demoon xeltu ci li ñuy waxee unitisation parce que modèle bi nekk ci diggante Angleterre Royaume-Uni ak Norvège noonu la bindoo
donc loolu am cislaay boo xam ni ñi nga xam ne ñooy techniciens yi ci lu mel noonu la ñu sukkandiku. accord bi dafa am loo xam ni dafa nekk ci biir muy ñaar wala ñetti mbir yu am solo bi ci jëkk comme jàpp nañu ñaari wàll yi xaw na méngoo ñu ne nañ ko def ñaari xaaj 50% côté bu ne te ñu déggoo ci juróomi at yu ne ñu évaluer saytu xayma xam nu mu toll pour mën ko réviser muy benn. ñaareel bi mu am déggoo ci unitisation bi maanaam li ñu woowee unitisation mooy fexe ba jugement bi yëpp nekk benn ñu exploité ko. loolu nag xaw a yemb ndaxte ci ñaari réew yëpp opérateur bi koy toppatoo benn la muy BP ak Cosmos. ñetteel bi mu am ay waxtaan yoo xam ne ubbi nañ ko ci wàllu li ñuy wax fiscalité ci opérateur de service yi. ñeenteel bi mooy dañuy bokk ku nekk ci wàll bi nga xam ne mooy li nga yor charge yi exploitation bi laaj mais également ak évaluation yeeg développement yi balaa ñu ci mën a yegg. solos accord boobu moo di tànk amuñu ko woon ñaari réew yi kenn mënul song exploitation wu gisement bi. ndax day seer. du question day cher parce que boo leen déggowul mënoo laal. waaw donc du question seeraay bi. loolu laalaale sa bosu morom. loolu laalaale sa bosu morom. te loolu nag mooy indi fitna ci diggante ay réew. mooy indi fitna ci biir ab réew. donc accord boobu dafa nekk accord boo xam ni dafa sauvegarder li ñu jàpp ni mooy intérêt wu Sénégal te ma bëgg a firndeel lenn amul kenn koo xam ni ci réew mi moom moo gën a nekk patriote moroomam wala moo yor monopole patriotisme. gouvernement bi sàgganewul intérêt wu sénégalais yi loolu dama bëgg mu leer. mais ñenn ñi dañ ne tey jii président mi ngi woote ay waxtaan concertation ak ci wàllum pétrole ak gaz alors que nee nañu dafa mel ni dañoo def ba pare soo ko wootee waxtaan alors que bu ñu jubóo woon laataa ñuy signé yoolu ñu toogoon waxtaan ku ci nekk joxe ci xalaatam ni ñu koy doxalee nii lañ koy doxalee ak ku nekk joxe ci xalaatam moo gën def li ngay def ba pare wàññeeku ne leen kaa ñu waxtaan moo tax ñu bëri sax opposition bi dañ naan waxtaan yooyu amul solo duñ fa dem. xam nga mbir dañ koy wax mu sedd mu simple nit ñi comprendre yéen ci rajo bi ngeen yor. yéen am responsabilité produire ay émission wax sa xalaat am na fi mais seen wax sa xalaat du déterminer seen émission parce que kenn santu leen rek ngeen di def wax sa xalaat li ngeen sant mooy ngeen génne émission nit ñi dégg ko dugg ci joxe ci seen xalaat. gouvernement li ñu ko sas mooy mu am responsabilité jëf ci politique bi mu définir ak ci fànn bi nga xam ni dafa laaj waxtaan. donc kooku kenn jaawatle ko gouvernement bi dafa am loo xam ne daf ko moom di décider. am loo xam ni daf koy ubbi ñu waxtaane ko boo ko gisee ci mbiru pétrole bi yéen war ngeen remarquer ni bi coow li tàmbalee ba léegi gouvernement bi dañ koy attaqué te li ñu koy attaqué kenn du ci indi firnde ñu ngi ko tàmbalee ci wàllu fiscalité wax nañ ci lu ne convaincre ñu kenn. ñaareel bi ñiy wax laajte pour ñu publier contrat yi ñu génne contrat yi ña ko doon laaj intéressé wu leen parce que dara toftalu ci dara topp ci. ñetteel bi gouvernement bi jël ay décision parce que mooy àqam ak yelleefam ak responsabilité am pour ñu dem ci wàllu technique bi loolu lépp nag ñu koy liggéey mooy ñi nga xam ni ce sont des experts du secteur def ci ay fanweeri at wala lu ko ëpp loolooy seen métier nit nag dinañ ko respecté ci métier man tey du ma ñëw di xëccoog yow di la wax maa la gën a xam naka la ñu yoree émission rajo wax dafay yenu maana waxtaan bi ñu woote nag dafa fekk ni dañu jublu ci naka la ñu koy exploité ni ñu koy exploité li ci président Macky Sall diir mooy naka la ñu koy defee ba nga xam ni ñii nekk ci jamono di ci dund tey jii bu ci génnee ressources yi lan lañ ci war a mën a am lan la ci état bi mën a am waaye li ci ëpp solo mooy lan lañ ciy dencal doomi sénégalais yi nga xam ni juddooguñu te yeggseeguñu loolu nag boo ko gisee dafa am jeexital dafa nekk jeexital ci benn mesure bu importante bi nga xam ni ci référendum mu 2016 la ñu jël droit sur les ressources naturelles. mais Seydou Gueye dañ bëggoon xam sénégalais yi. pàccoo gi Sénégal ak Mauritanie war a def tudd nga sànq 50% ci ku nekk est-ce que noonu lay demee ci ndorteel gi ba ci fin bi est-ce que 50-50 la. ba ma dégloo bu baax dama ni 50-50 yooyu nekkagul ci liñ ciy jël dafa nekk d'abord ci charge yi nga xam ni ñaari réew yi. dinañ ko gàddu
pour ànd ak ñi nga xam ne ñooy opérateurs yi donc mooy li nga xam ne mooy seen effort bi ñu war a def ci bu ñu koy génnee nag di ko exploiter noonu lañ ko jàppee parce que loolu moo proportionnel ak effort bu ku nekk def parce que xayma nañu te xam nañu ñaari bu gaz bi génnee 50-50 mais dafa am loo xam ne wax naa ko te peut-être xëy na baax nañu dellu ci waat ci juróomi at yu ne dinañ ko xayma xool naka la toll te looy xayma pour xoom naka la toll bu fekkente ni dafa demee boor fii di nga am noo koy régulariser loolu xel mën na ko nangu. monsieur le porte-parole en tant que porte-parole gouvernement temps yi coow am na jëm ci président livre am yooyu tome 1 ba conviction républicaine mu wax ci wàllum dessert ne tirailleurs sénégalais yi dañoom tubaab yi xawoon nañ leen jox benn faveur di leen jox dessert te ñu leeral sax ne tirailleurs Sénégal bi sax ay sénégalais rek waaye ay africains ci lañ bokkoon mu jox coow lu rëy ci réseaux sociaux yi lu nekk ñu yàq ko ne dafa tuutal nit ku ñuul ak yu ni mel yow sa gis-gis ci coow loolu nga xam te ne am na ci liñ ne président dafa def erreur de l'histoire est-ce que tey jii nii mën nañoo xaar jéggalu wala boog mu rectifier le tir gannaaw coow loolu nga xam ne am na ci wàllu dese boobu wax. xam nga wax dafa am nuñ koy waxee ak nuñ koy déggee tey jii boo buggee ni président Macky Sall dafa tuutal nit ku ñuul damay delloo nit ñi ci tweet bi nga xamoon ni amoon na fi benn faute bu ñu doon wax bi nga xam ni dafa am benn président wu Amérique dafa am lu mu waxoon ci nit ku ñuul président Macky Sall yëkkati kaddu dàq loolu xeex loolu ñaawlu loolu am taxawaay boo xam ni dafa ni nit ku ñuul jar na jot na nag ñu delloo ko cëram ba mu mat sëkk te loolu bi muy xew léegi matul ñeenti weer donc il faut que ñu xam mbir yi lu muy tëddee munoo xalaat lii ñee tey xalaataat lale gannaaw suba li am solo mooy li taxoon ñuy wax mooy diggante France ak Sénégal wala diggante colonisation ak Afrique président di firndeel lenn rek loo xam ni xel mën na ko nangu colonisation nekk na mal bi gën a marqué ñun suñu continent ba am na koo xam ni sax bind ci un mal nécessaire waaye loolu du dàq ni am na loo xam ni indi na ko njëriñ ci sunu réew muy Afrique donc tey jii fi ñu toll ci waxtaan ñun dañu nekk ci jamono ak génération boo xam ni amuñu complexe ci tubaab parce que ñun ak ñoom ñoo ko seqoon jàngoon ak ñoom yóbbuluñ ñu dërëm kenn du tuutal boppam ci kanamu tubaab rawatina ñi nga xam ni fii la ñu jàngee ku mel ni président Macky Sall ba tekki li muy tekki donc Sénégal la gëmul leneen. est-ce que lu ñu nangu ñu ne Macky Sall def na erreur rek ñu jàll ci leneen. mën na nekk. bu fekkente ne loolu mën na la tëjal wax ji. mën naa ne. noppi na ngir jéggalu wax ne peut-être erreur la woon ak yooyu noonu nangu ko mu jeex. xam nga jéggalu boo koy wax day fekk nga tooñ mën ngaa juum te tooñoo. ayca Seydou Gueye sunu gan tey porte-parole gouvernement bu APR fawoon wax nag ci sa porte-parole APR gi nga doon itam ndax fan yi ŋàññees na lool ci saw doxalin ñu ne ñoom Cissé Lo xeet googu ak ñi faral Alioune Badara Cissé ndax Alioune Badara Cissé déclaration yi muy def ngir wane ñàkk àndam ci yenn ci seen i doxalin dafa am communiqué boo signé nga ni parti bee ko def ne na yem ci place su médiateur ndax place boo xam ne boo fa toogee sa péeteeg politique sax warta fës tey jii sa biir parti di APR est-ce que tàmbale woo faa xat ak gaa ñi lay attaqué c'est pas n'importe qui ñoom Cissé Lo xeet googu. ak Mayel Thiam. ñoom Mayel Thiam administrateur du parti. dooli ci maître Waar. maître Djibril War. ok ña nga lim ñëpp man kot maa ci am dayo pour mën a wax ci turu parti bi muy benn ñaareel bi. la may wax du sama waxu bopp parti bi la engagé donc ku attaqué li ma wax attaqué wu Seydou Gueye de APR nga attaqué loolu dama bëgg mu leer. ma bëgg la fàttali nee nañ da ngay wax loo xam ne kenn wax loo ko wala parti bi dajewul ba wax ko. gis nga loolu xam nga li koy atte fukki at a ngi nii man maay porte-parole Alliance pour la République depuis le 3 décembre 2008 ki ma gàddu kàddoom muy ki nga xam ne mooy sunu kilifa ci parti bi fukki at a ngi nii mosuma désavoué mosul weddi lu ma wax weddi boobu moo ma amal solo mu am lenn loo xam ne nag danaa ko wax kenn mosuma dégg may polémiquer wala may warante ku ma bokkal parti ci média yi ku ci ne xam na fan laa ne ku ci ne xam na man may kan ku ci am soxla pour wax ak man na nga ñëw nga wax ak man ak yow rek ak yàlla
waaye am na loo xam ne am na ci parti bi mooy ñooñu di wax ñëpp am na lu leen miti te niñ koy waxee ba ñuy sos fi yaa ngi naan fukki at a ngi yaa ngi nekk porte-parole parti bi ñoom it fukki at bañ koy sos ña nga woon teew di xeex xëy na lañ war a xeex Cissé Lo Alioune Badara Cissé Djibril War ak ku mënti doon ba ci sax xëy na ay Youssou Touré ak xeet googu tey jii est-ce que loolu da ngeen koy bàyyi mu sànkar wala da ngeen koy saafara gaa ñi mer dellu siwaat ci biir yëf yi yëngu nañu war a yëngoo. bi nga tàmbalee sa laaj da nga ma ni ñu nekk ci biir parti farak diw boo nekkee ci parti doo farak diw parti bi ngay àndal benn ñaar ku ci ne mën nga am lu la naqari am lu la metti rawatina sax porte-parole léeg-léeg mu jël position kaddu goo xam ni bokkul ak position personnelle am mais sama position personnelle taxul may wax bu doon sama xalaatu bopp kese dayo bii nga ma may tey ba invité ma fii ma toog doo ma ko jox boo ma invité fii cër bi ma yor moo tax nga woo ma kenn du bàyyi mu sànkar dañu bokk parti nag projet collectif la taxoon le 1er décembre 2008 ñu ànd pour indi coppite ci Sénégal di ko dox di ko wax ba yàlla def ki ñu jiite nekk ci boppi réew mi jàpp naa ni loolu la ñuy doxal ba tey axe boobu ak trajectoire boobu génnuñu ci am na yu matadi am na yu matul am na yu baaxul am na yu tane mais boo ko jàppee ci li nga xam ni mooy histoire bi ñu am ñun ku ci ne fa nga toog xool sa bopp xool li ñu yàlla defal foog naa ni am nga loo xam ni war nga ko sant yàlla. parce que ñu bëri dañuy gis ne président Macky Sall ay nitu démbam daf leen jëndee ay nitu tey ay transhumants ñi fi nekkoon sonn ba dara du woon dara mu daal leen di écarter wala mu xaw leen doy dal jël ñoo xam te ne day soog a ñëw wala ay transhumants seen kaw ñu bëri loolu moo leen metti est-ce que loolu tamit nekk lu ñu war a lijjanti ci parti bi. jàpp naa ni de ñi nga xam ni ñooy nitu démb ñi ngi ci wetu président Macky Sall man ci laa bokk de man du ma transhumant gane siw ma 1er décembre 2008 bi ñuy suspendre parti bi maa ngi toog ci hôtel bi nga xam ne fa lañ ko doon lancé ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne xam naa leen Moustapha Cissé Lo Alioune Badara Cissé Benoît Sambou Mbaye Ndiaye Mor Ngom El Hadj Malick Sarr Abdourahmane Ndiaye ñëpp ñu ngi ci wetu président Macky Sall dafa fekk nag mën nga jàpp ñaar boo fekkente ni parti bi histoire am kese moo compté ñi bokk ci victoire bi fexe ba mu am bokkuñu foog naa ni kooku du gis-gis bu yaatu. Seydou Gueye jërëjëf porte-parole gouvernement ak bu APR. jërëjëf leen jàmm jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène. jaajëfati. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal.